asalaamaaleykum man Ousmane Sonko di député à l'Assemblée nationale du Sénégal di njiitu parti politique bi tudd Pastef les Patriotes ma dellu si fas yéene seq ak yéen waxtaan ci càmbar li nga xam ne mooy li ñu bokk ñun muy gafaga réew mi te jamono ji ñu toll yi ñëpp ngeen xam ni Assemblée nationale nga xam mooy dajale ndaw réew mi ñi nga xam ne réew mi wóolu na leen ba fal leen ñu nekk député di ko càmbar war ko wote ñu ne leen woon nag ci fàttali gu gàtt rek li waral waxtaan yi di am mooy benn gis nañ ni li ñu war a wax yépp ci lii nga xam ne lu am solo la ci réew mi ndax at wi ñu dëgmal yépp lu ko dalee 1er janvier ba 31 décembre 2020 dañu xam ni lii ñuy wote fi mu ne nii mooy doxal réew mi ci wàllu koom ci wàllu social ak ci beneen fànn waaye lu mel noonu temps bi ñuy jox assemblée nationale en tant que ndamu réew mi gàtt na trop ndax ci ñetti simili jëm juróomi simili nga war cee wax ci loo xam ne ci politique gu paj la wala mbay mi wala càmm gi wala xëyu ndaw ñi wala yeneen xam nga ni loolu mënut a ne loolu waraloon ñu ne dinañu def yu mel nii parce que dañoo bëgg ñun sénégalais yi commencé miin waxtaan yi nga xam ne dafa jëm ci seen nekkin ñaareel bi mooy ni assemblée nationale bindoo nga xam ne li ëpp ci député majorité bi duñu may nit ñi débat mën faa am yéen ñëpp seetaan ngeen xiiroo ngaayo bi xaste bi yuuxu bi ñu ne woon nag comme li lu am solo la dinañu def ay waxtaan di wax nag ci suñu tàmbalee waxtaan tey ne lii ñuy wax nii ku ko weddi ci nguur gi rek wala ku ci àndul rek ñun dañoo mus a tàllal suñu loxo ne leen ñëw leen ñu def ay débat télévisé parce que Sénégal rek ngay gis doo mus a gis ab ministre doo mus a gis ab premier ministre doo mus a gis ab kilifa taxaw di débat réewu démocratie yu mag yépp nit ñi dañuy dem di débat diggante opposition ak pouvoir ma ne nag muy ministre des finances muy ministre de l'économie muy ministre de la santé muy ministre des mines muy premier ministre ñun dañoo ubbeeku pour ñuy am ay débat démocratique ay débat d'idées ay débat yoo xam ne xam-xam rek ka fay xelleeku pour sénégalais yi mën a gindeeku xam li xew ci réew mi tey nag ñu fas yéene woon ñëw ak yéen ci dellu si ak yéen ci mbirum budget bi dañ leen ne budget Macky Sall bi dafa firndelul li nga xam ne moom la digle ak sénégalais yi wax naa leen ko te am na lu ma leen ci jukkil démb ci li nga xam ne moom la ne woon mooy ay priorité am te feeñul ci budget bi comme lu war a nekk ay priorité loolu nag du gulet ndax di wax jëm ndeyjoor waaye bu jëf jotee nga jëm càmmoñ loolu ñoom tàmmal nañ ñu ko ba Sénégal yi léegi miin nañ ko ñu ne soo xoolee budget bi dëgg-dëgg ñett moo ci gën a feeñ bi ci njëkk mooy séddoo gi ñu nekkee ñoom te sama vidéo bi nga xam ne jàll na démb am na lu ma ci jukki ci li nga xam ne mooy budget institution yi ñaareel bi mooy li tubaab di wax perte de souveraineté mooy ñàkk moom suñu bopp ba dañ ñuy joxoñ fi ñu war a jëm ak li ñu war a def suñu alalu réew fan lañ ko war a gën a yóbbu wala fan lañ ko war a gën a dépenser loolu tey dafa am ñu am doole ñu mel ni Fonds monétaire international ñu ko wax FMI wala yeneen dëkk tubaab yi lu ci mel ni France dañ ñu ciy imposer lu bari suñuy njiit topp leen ci ñetteel bi nga xam ne it feeñ na ci budget bi mooy li tubaab di wax erreur sur les priorités mooy dañoo bàyyi farata di dàq sunna mooy li waroon doon farata dëgg léeg-léeg ñu ba ko fi jël alal gi li ci ëpp ci alal gi yóbbu ko ci loo xam ne sunna la woon te nag balaa ngay def sunna def farata ba mu noppi kon ñu continuer di wéyal loolu di ko feeñal tey ci andil leen li nga xam ne mooy ñetteelu poste budgétaire bi nee naa leen démb dama leen génneel fukki budget yu gën a rëy ci budget Macky Sall yi ñetteel bi ci yooyu mooy budget bi nga xam ne jagleel na ko li ñuy wax infrastructure ci olof mooy lépp li nga xam ne day jëm ci ay tabax ay yoon tabax ay autorail tabax ay aéroport yu mel noonu loolu la ñuy woowee infrastructure
budget bi ñu jagleel infrastructure mooy ñetteel ci budget gannaaw budget éducation nationale ak ñaareel bi nga xam ne mooy li ñuy jagleel at wu ne di ko fay bor bi nga xam ne Sénégal leb na ko bitim réew. budget boobu nag nga xam ne ci suñu loi de finance ren bi budget bi ñu jagleel loolu jëm ci infrastructure ni ma leen ko waxee mat na 295 milliards 350 millions muy ñetteel ci budget yi boo xaymaa loolu dina mat 8,27% ci li nga xam ne mooy suñuy recette li nga xam ne moom la ñuy dajale ci alal pour état bi am moyens yi mu liggéeyee mat na 8,27%, maanaam téeméer boo jël juróom-ñett ci budget boobu. dama wax keroog assemblée nationale ni budget boobu dañ ko gën a orienté ci ay investissement yoo xam ne luy gën a jëmmal intérêt tubaab yi intérêt étranger yi la. ma ne boo jëlee rek ñeenti infrastructure bi ci njëkk mooy train express régional bi muy TER nga xam ne ëpp na 1000 milliards. ñaareel bi di autoroute Ila Touba. ñetteel bi di autoroute Dakar Diamniadio Mbour Thiès. yooyu rek boo leen dajalee ëpp nañu 2000 milliards. moo wax keroog assemblée ni juróomi infrastructure yooyu wala ñeenti infrastructure yooyu rek mat nañu 25% ci encours de la dette. mooy soo jëlee li ñu leb yépp fi mu ne Sénégal li nga xam ne moom la ñu amel waa bitim réew nga xam ne mat na 8000 milliards boo ko diviser woon par le nombre de sénégalais bu nekk mun na ne amel na waa bitim réew 525 000 francs. sénégalais bu ne kenn ku ne ci ñun amel na waa bitim réew loolu. waaye bor boobu 8000 milliards yooyu dama ne ñeenti infrastructure yooyu rek bor boobu matoon téeméer ñeenti infrastructure yooyu rek ñaar fukk ak juróom lañu ci biir. te boo ci jël nag lépp dafay dellu ci tubaab yi, alal gi day dellu ci tubaab yi, intérêt bi dellu ci tubaab yi, entretien bi dellu ci tubaab yi, ñi ñu des ak bor bi ak intérêt yi ñuy fay. bi ma ko waxee ñu seetlu image yi dama wàcc rek ministre des finances jàpp sama loxo monsieur Abdoulaye Daouda Diallo ne ma waaw li nga wax d'accord ma ci ak directeur des finances nekk ci gannaaw mu wax la même chose. may leen waa léegi boru Sénégal ñaata la ñu ne ma mat na ay 7000 et quelques milliards mat na 8000 milliards. may leen bu dee li ma leen wax nii boo ko dajalee ñoom ñëpp ëpp na 2000 milliards defal rek règle de 3 léegi nga xam ñaata la. kon dañuy leb lu bëree bëri waaye ñu xam ni infrastructure yooyu nga xam ne li ci daje rek ci liy intérêt waa bitim réew moo gën a diis ci li Sénégal di leb, moo gën a diis ci suñu bor, moo gën a diis ci li ñu war a fay, suñuy doom war koo fay, suñu sëtaat war koo fay. loolu nag du woon lu ay du su ñaar yi amuloon. ñaari mooy réew mu mel ni Sénégal nga xam ne tey nit ñi fajuwuñu bis bu ne ngeen dégg njaaxum yi am ci hôpitaux yi te loolu mooy Ndakaaru ndax boo demee ci àll bi nee nañ jigéen ñi ci ay saret lañ leen di teg pour ñu dem wasini léeg-léeg ñu ñàkk seen doom ci kaw saret wala ñoom sax seen bakkan des fa. nit ñi lekkuñu ba suur tey ñu ngi wax insécurité alimentaire, ay millions de Sénégalais tey ñu ngi ci zone insécurité alimentaire mooy lekk gu doy waaye lekk gu baax amuñu ko. ci jamono joo xam ne école bi yàqu na yàqu goo xam ne gis ngeen problème yi étudiants yi am tey sur lu ëpp 30 000 bacheliers ñoom ñu ne dañ leen di orienté ci université publique yi. ñëpp xam nañ ni université publique yi mënul jël bacheliers yooyu. foo laal daal ci Sénégal mi ngi métti xanaa kay balaa nga naan naam ne fa balaa ngay xalaat ay autoroutes yu rafet ak ay autorail yu rafet nga fexe ba nit ñi wér, nga fexe ba nit ñi jàng, nga fexe ba nit ñi mën a am liggéey sutural seen njaboot ak seeni wayjur. waaye nga ne fa loolu ñëpp ne maa ngi dem jël xaalis bu dul jeex def ko ci infrastructure bi. ñaareel bi tax loolu garaaw mooy su doon dañu ne sax infrastructure yi ñuy tabax dañuy fexe ba mu doon luy xettali sénégalais yi, fexe ba sénégalais yi ñu tolloole leen. ndax xam ngeen ni am na ay gox ci Sénégal boo fa demee benn tali sax doo ko fa gis. département bu mel ni Médina Yoro Foulah mooy département bi gën a rëy ci Sénégal ci superficie, benn tali bu ñu goudronné sax amu fa.
tey foo dem ci Sénégal même problème la doo gis tali bu ñu goudronné bu baax, doo gis train bu fay egsi, doo gis aéroport wala aérodrome bu tax ñuy wax, lu dul quelque dëkk ci Sénégal nga jël lu mat ay milliards yi milliards waaye soo koy jagle yaa ngi koy yemale pratiquement ci ay infrastructures yoo xam ne nee nañu diggante Ndakaaru ak Diass la yem. loolu li ko waral nag mooy tubaab yi ñoo ñuy joxoñ nañu seeni infrastructure tabax leen ci lii. li ko waral mooy ñoom dañuy bugg gannaaw bu ñu lebalee xaalis pour ñu tabax ay infrastructure ñoom seeni entreprise ñooy ñëw réaliser infrastructure yooyu. tubaab yi dañoo organiser ñoom xam fi ñu bëgg a jëm donc suñ la joxee ay milliards dañu naan bugguñu nga dem tabax ci ay piste rurale ndax boo nattee tey li ñu jagleel programme yi nga xam ne dafa waroon a xettali waa kaw gi ci wàllu infrastructure lu mel ni Puma, lu mel ni PUDC pratiquement ci seen première phase bi PUDC 42 milliards lañ ko def, matul sax 20% ci li ñu concentré ci investissement fii ci biir Ndakaaru. kon tubaab yi loolu arrangé wu leen, ñoom leen arrangé parce que soo doon def ay piste ci àll bi ay entreprise sénégalaise nga koy jox waaye ñoom li leen arrangé mooy nga def loo xam ne seeni entreprise yu mag yi mun nañu ñëw am fi ay marché. moo tax dañ la naan ñun dañoo bëgg nga tabax ab TER mooy train bi ngeen di dégg. bu ko defee comme Sénégal amul entreprise bu mun a def TER, Alstom di ab société française boo xam ne mi ngi woon ci ay jafe-jafe yu rëy ñu ñëw jox ko TER bi. dañoo bëgg nga tabax ay autoroute waaye autoroute yi comme nee nañu suñuy entreprise sénégalaise amuñu technologie bi te loolu muy lu ñu mën a werante ndax suñu leen jàppale woon tuuti rek ñu def ko. léegi nag bu boobaa da ngay jël entreprise française yi wala entreprise chinoise yi, su dee Chine moo la lebal entreprise chinoise nga koy jox, su dee Turquie moo la lebal entreprise turque nga koy jox, bu dee France moo la lebal entreprise France nga koy jox. gannaaw bi nga ko joxee danaan du ma fay lempo ca dëkk ba, dinaa réaliser jël bénéfice yépp yóbbu waaye du ma fa fay fukki dërëm ci lempo. ñaareel bi ci tegu mooy di ngeen ma defal ay yombal yoo xam ne dette intérieure bi ngeen di dégg nii, bor bi nga xam ne Sénégal amel na ko entreprise yi, entreprise yooyu bokkuñu ci de, doo leen ci dégg mukk ndax ñoom dañ leen di décaisser. léegi tubaab bi dañu am sax yeneen méthode yoo xam ne dañuy fexe ba soo jëlee contrat wu autoroute bi jógee aéroport Diass war a dem ba Mbour, chinois yi dañ leen ne da ngeen koy considérer comme exportation ci chinois yi, mooy dañ leen di livrer autoroute clé en main. noo mënee livrer autoroute clé en main? loolu day tekki ni autoroute bi Chine lañ koy defaree ba mu mat pièce par pièce ñëw monter ko. loolu liñ ci jublu mooy ñu fexe ba ñoom lebal gi Chine lañ koy defee waaye fay gi tam du état du Sénégal mooy fay de, banque chinoise yi ñooy fay directement entreprise chinoise yi pour sécuriser seeni entreprise ci loo xam ne fii la ñuy jëlee latérite bi, fii la ñuy jëlee suuf si, fii la ñuy jëlee tous les matériaux yu ñuy tabaxee, ñu ne léegi exportation la. loolu mooy noggatu gi tubaab yi di ñu noggatu. su ma nee tubaab yi nag buñ ci dégg rek France, parce que bu njëkk ba France rek a ñu yeboon, waaye sàggan gi ñu sàggan ak ñàkk personnalité yi nga xam ne am na ci suñuy njiit tax na ba tey Chine yeb nañu, Turquie yeb nañu, Maroc sax yeb nañu ak yu demee noonu. ñooñu nag man merewuma leen, duma leen sikk dara. ñii nga xam ne ñoo ñu jiite la ñu war a sikk ñun, ndax ñoo ñàkk patriotisme, ñoo ñàkk jiital seen intérêt réew ba tax ñuy los gombaanu di jaamu soxla ñeneen ba ñooñu xam am seen fulla bopp, ñoom it suñ ñëwee défendre seen intérêt bopp, jël alal gi yëpp delloo ko seen réew, bàyyil ñu fi bor bi ak intérêt yi ñu koy fay suñuy sët di ko fay. lii ma wax nag dinaa ko firndeel ci ñett. tudd naa leen léegi train express régional bi, ñaareel bi dina doon autoroute bi nga xam ne moo dox diggante Dakaaru ba Diamniadio, ñetteel bi mooy li nga xam ne mooy autoroute Ila Touba. TER bi tey boo jëlee financement TER bi, français yi gannaaw bi ñu woowee waa ji mu ñëw ba France ñu imposer ko ba mu signer contrat pour ñu defar TER bi, dañoo jël imposer ko AFD, agence française de développement, daf ko imposer société bi def étude bi na doon société française. moo tax boo xoolee ñoom bi ñu defee étude bi ba pare ak niñ ko tënkee ba nga xam ne pour ay normes européennes la ñu andi pour écarter chinois yi, écarter ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne amoon nañu ay offre,
ni ñu tënkee étude bi dañ ko def sur mesure pour waa France moo tax soo seetee société yi gagné marché yëpp société française la étude bi nee naa leen Sistra moo ko gagné soo seetee groupement bi Eiffage def ak Yapi ñoom it ñoo gagné lu bëri Alstom ñëw NGE ñëw ak yeneen lu ëpp 80% ci marché terre bi ñoom ñoo ko gagné ñu ne déet ki waay ñoom ñu annoncé Macky Sall bi muy annoncé terre bi yéen ñëpp yéen a ko déglu woon dafa waxoon ñaar yu am solo bu ci njëkk mu ne terre bi 568 milliards lay jar ñaareel bi mu ne jox naa Sénégal yëpp rendez-vous le 14 janvier 2019 pour inauguration terre bi ñaar yooyu yëpp benn amu ci tey ñi ma leen tudd ñëpp ci société yi gagné marché yi ndax ñun yor nañu contrat yi ak avenant yi li ci ëpp contrat yi ak avenant yi boo ko dajalee tey terre bi première phase bi rek nga xam ne 36 kilomètres la diggante Ndakaaru ak Diamniadio mu ngi coûté Sénégalais yi 1029 milliards 1029 milliards première phase bi dong laa wax ndax ñeen ñëpp xam ngeen ni ñaari phase la woon Dakar Diamniadio muy 36 kilomètres Diamniadio aéroport Diass mu nar a nekk 17 kilomètres waaye Diamniadio aéroport Diass gëm naa ni sax duñ ko def ndax ñaara waral lool bu njëkk mooy du doon lu rentable ndax benn gare rek lay desservir te boobu jamono nga yóbbu woon Thiès am ñaar wala ñetti gare moo ëpp solo ñaareel bi mooy Eiffage ci boppam bëggu ko te ñoom lu tubaab yi bëggul duñ ko def ndax Eiffage jàpp na ni bu ñu continuer ba aéroport ba boo moytul rentabilité bi mu waroon am ci autoroute bi dootu ko am donc financement bi li ñu waxoon sénégalais yi amul tubaab bi di leen noggatu bi ñu bëggee inaugurer ne forcé ñu inaugurer janvier bi parce que boobu li ci desoon pour ñu dugg ci campagne matul weer fàttaliku leen yéen ñëpp sénégalais dama leen ne woon terre bi pareegul te bu ci Macky Sall fexe ba dugg ci du daw ak électricité ñu fexe ba defal ko ci carburant su dawee ba Diamniadio du dellu si Ndakaaru ne leen woon nag fii ak juin terre bi du dox Sénégal loolu histoire wane na ko juin jot na terre tàkkul ñu joxaat novembre 30 novembre passé na ba léegi gisu leen terre gu tàkk mais bi ñu demee ba ne forcé ñu inauguré ko ci mois de janvier boobu tubaab yi dañ leen doon këyitloo naan leen mun nañ leen yokkal nangam ci financement waaye nag am nañu suñuy société yu ne foofu dañ leen bind ay impôt il faut ngeen effacer impôt bi lettre baa ngi fii di leen defal chantage yu ndaw yoo xam ne boo ko gisee yow en tant que sénégalais da ngay am gàcce kon ci li ñu wax le woon ni sénégalais yi ni terre bi loolu lay jar nee naa la multiplier nañ ko par 2 waa 1000 milliards ñaata hôpitaux la mënoon tabax Sénégal 1000 milliards autorail bi jógee Dakar ba Bamako nga xam ne ñaata gaar lay desservir ci yoon bi fu nekk ñu fa doon taxaw marchandise yéeg marchandise wàcc nit ñi yéeg nit ñi wàcc 1000 milliards ñaata école ak université la mënoon tabax ci Sénégal tey université bi ay chapiteaux lañ fa def mooy ay mbaar même suñu université rek dafa am ay abri provisoire loolu yépp pour neex France nga jël ko dem def ko ci autoroute bi li ñu waxoon ci financement bi amul li ñu waxoon ci délai yi amul ñaareel bi mooy autoroute Dakar Diamniadio autoroute boobu ci 352 milliards yi mu jar Eiffage 60 milliards rek la ci dugal wala 61 milliards donc su bëree ba bëri 17% la si Eiffage dugal la ca des yëpp Sénégal moo ko fay balaa may dee ñu naan déedéet Sénégal nangam la dugal li ci des banque mondiale la ko dugal ak banque africaine développement li nit ñi xamul mooy banque yooyu dañ lay lebal lañ lay lebal da nga koy fay ak intérêt yi kon loolu yëpp jàpp leen ni yéen Sénégalais yéen a ko supporté bu dee da ngeen supporté nag 83% ci autoroute bi Eiffage def ci 17% donc ñu xëy état du Sénégal ne ko yow laa jox autoroute bi yaa koy gérer nu mu la neexee defal ko li tubaab di wax concession mooy yow yaay gérer autoroute bi nu mu la neexee yaay fixé tarif yi nit ñi war a fay lu fa am yow yaay responsable bi jox naa la ko ci 30 ans waaye dégg naa démb am na Sénégal bind article bu am solo ne yokkaat nañ ko sax léegi def nañ ko 40 ans Eiffage di fixé tarif yu ko neex boo seetee tarif yu Eiffage fixé tey boo jëlee tarif bi gën a ndaw tronçon bi gën a ndaw
nga jël tarif bi gën a ndaw bi ñu defee calcul yi ci fukki at donc fukki at dinañu amortir autoroute bi totalement mu amaat nag ñaar fukki at wala fanweeri at yoo xam ne autoroute bi day nekk ci loxoom mu ci am ay milliards yi milliards yoo xam ne ci kaw sénégalais yi di fixer tarif yu ko neex di ko def ni ko neexee te kenn mënu ci dara li ko andi nag mooy lépp loo xam ne dafa jóge ci France lépp li nga xam ne dañ ñu ko imposer Macky Sall ñemewu cee dellu gannaaw waaye li ñu waroon njëkk a def mooy renégocier contrat yooyu ba nga xam ne tey sénégalais warul fay li muy fay tey suy jël autoroute bi. ñetteel bi mooy autoroute Ila Touba ñoom bi ñu koy def spécialiste yu bëri ne woon nañ leen bu leen def autoroute bi parce que du rentable waaye bëggoon def démagogie politique foog ni mën nañoo nax waa Touba ci ab autoroute te xamuñu ni waa Touba leen gën a yeewu foofu ñu jël xaalis bu dul jeex def ko ci waaye tey lan lañ ci gis mooy ministre Oumar Youm mi nga xam ne moo yor infrastructure temps yële ci mois de juin bi dafa wax ni autoroute bi rentable ndax ñoom bi ñuy def seen calcul taux de rentabilité 14% la ñu prévoir woon mooy autoroute bi war na mën a génne rentabilité 14% te loolu pour mu am ñu ngi ko tegoon ci bés bu nekk yaakaaroon nañ ni nu mu tuuti bés bu nekk 15000 auto dina romb ci autoroute bi trafic bi dina mat 15000 auto moom ci boppam moo wax ci mois de juin bi ni bés bu ne ñu am nañu jafe-jafe yoon pour jot 6000 auto ci autoroute bi kon xaaj bi sax mënuñu ko am fi mu toll nii loolu nag chinois yi bi ñuy tabax autoroute bi dañ koo teel a xam moo tax ñoom dañu ne dañuy tabax rek waaye bugguñoo gérer autoroute bi autoroute boobu boo ko seetee moom ak bii jëm Mbuur ak yooyu ñun Sénégal ñoo koy gérer moo tax ñu créer société buy gérer autoroute yi daal di créer jël benn décret interministériel fixé seen tarif yooyu ñuy fixé dafa am benn règle bu élémentaire ci lépp lu jëm ci fayeeku mooy boo amee loo xam ne da nga ci war a fayeeku am benn objectif boo fixé ne lii laa ci bëgg a am ñaar moo mun a am soit li ñuy wax assiette bi bëri mooy ñi war a fay bëri bu boobaa nag tarif bi day tuuti mooy li ngay fay kenn ku nekk day tuuti wala assiette bi tuuti mooy ñi nga war a fayeeku bëriwul bu boobaa foo jaar nga def tarif yu kawe pour mun a am li nga bëgg loolu nag moo ñu dal ci autoroute Ila Touba waaye xaalis bi ñu def ci autoroute Ila Touba 400 et quelques milliards mënoon na régler problème mu assainissement Touba nga xam ne saa su tawee foo dem ma ngay taa mënoon na régler problème mu eau potable bi ñuy wax ba ndox mu sell bu ñuy naan biir Touba ak yeneen yoo xam ne farata la woon ñu régler ko ci kaw lii waaye bëgg rek lu neex parce que chinois yi lay lebal dañ lay lebal pare la sama entreprise moo koy def te man maay fay te Chine laa koy fayee directement lii ay firnde la yu gàtt yu wone li ñuy wax suñu perte de souveraineté mooy li tubaab wax naa ko dem sama émission bi li olof naan ku la abali gët fu mu la joxoñ ngay xool te loolu moo ñu dal li ñu dal nag mooy boo koy jël rek ci misaal muy ci autoroute bi muy ci TER bi muy ci yeneen ak yeneen mooy ab boroom kër goo xam ne amagoo kër goo moomal sa bopp gu dëgër locataire nga sa njaboot léeg-léeg nit feebar mënoo jënd ordonnance ba mënoo yóbbu sa doom école privée parce que amoo loo fayee léeg-léeg suñu añee nga am jafe-jafe jox leen reer waaye ne maa ngi dem banque lebi xaalis bu bari parce que damaa bëgg am benn 4x4 bu bees tàq loolu moo dal Macky Sall loolu ñu topp tey ci investissement yi nga xam ne du woon priorité. ci jamono jooju am na yoo xam ne farata la woon ci réew mi ni ma ko waxee rek ci yeneen vidéo yi te wax ko ci njëlbeen waxtaan wi bokk na ci paj mi gaa soo seetee ci ni ñu defee classement bi budget paj mi budget santé bi bokk na ci fukk yi nga xam ne moom la ñu gën a jox doole ci biir budget bi waaye liñ ko jox dafa néew ba tey néew na trop par rapport ak retard bi nga xam ne am nañ ko ci wàllu paju ci biir réew damay wax ni am réew boo ci nee cëpp ne asalaamaaleykum boo bëggee xam qualité réew ma seetal ndax nit ñaa ngi faju bu baax ak nit ñaa ngi jàng bu baax ndax loolu moo yor ressources humaines te ressources humaines moo yor réew
loo munti am ci alal te amul ressources humaines de qualité amul njëriñ. paj mi nee naa la bokk na ci budget ci fukki budget yi ñu gën a dooleel, waaye liñ ko jox néew na. boo koy comparer wala boo koy gam-gamle ak yi ñuy def feneen ak feneen ci yeneen réew, boo jëlee ci mbirum paj mi Sénégal mi ngi jox budget 191 milliards paj mi. budget 191 milliards yooyu day représenté 5,37% ci suñu budget général, waaye boo ko nattee ci PIB bi 1,47% la ci PIB. mooy soo xaymaa alal gi ñu am yépp ci réew mi, li ñu ne mooy suñu alal gi ñu xayma ci koom, lañ ciy jël dugal ko ci paj mi soo jëlee téeméer gu nekk matul ñaar. xam nga ni loolu tuuti na ci réew moo xam ne amuñu hôpitaux yu doy, dinaa ci dellu si léegi, amuñu poste de santé yu doy, amuñu centre de santé yu doy. ci boobu jamono boo jëlee ay réew, nee nañu comparaison n'est pas raison, waaye nag su dee réew yi nga xam ne tey seen système de santé sax am na performance, ñooy continuer di jël li ëpp seen budget def ko ci santé. boo jëlee lu mel ni États-Unis 17% ci budget mu ngi koy jagleel ci santé bi, 17% ci budget. boo jëlee lu mel ni France wala Allemagne ñu ngi ci 11%. zone Union européenne bi yépp li ci gën a tuuti ci budget ñu ngi ci 6%. nga natt kook ñun suñu 1,47% bi ci ñoo xam ne seen paju demewul noonu. tey soo jëlee fu mel ni américain bu nekk Amérique mi ngi def $10,000 par année ci sa faju. Sénégal mi ngi def $24 ci sénégalais bu ne pour sa faju annuel, $24. waa jàpp ngeen ni faju bu baax mën na am ci Sénégal ci anam yu mel noonu. néew ma dañuy comparer ak ñu ëpp doole, waaye waroon nañu mën a jël lu gën a bari ci suñu budget wàññi li ñu jagleel ay autorail, ay terre ak ay autorité yu demee noonu, waaye gën a faratal paju sénégalais yi ba foo dem ci Sénégal fekk fa hôpital de niveau 3 bu am qualité. la ñuy def ci terre bi rek mënoon na tabax hôpital de niveau 3 ci 14 régions yépp, équipé ak personnel bu baax bu ñu recruter ba benn sénégalais dootul paas jóge Bakel wala Fëngëlemi wala Ziguinchor wala parce que amu fa hôpital bu baax ne maa ngi ñëw Ndakaaru, te bu ñëwee Ndakaaru gis ngeen hôpital principal ak Dantec ak nangam mara deytaali. tey boo jël ba léegi ci statistiques yi amuñu hôpitaux yu doy. boo jëlee ci wàllu hôpital, norme OMS yi, norme mondiale dafa ne fu ñu am lu mat 150,000 habitants rek waroon nañu ma am benn hôpital de niveau 3 pour 150,000 habitants. waaye boo ñëwee Sénégal ñoo ngi am benn hôpital de niveau 3 pour 470,000 habitants, donc multiplier ko par 4. kon sore nañu minimum bi nga xam ne moom la ñu war a am pour mun a faj nit ñi. boo jëlee centre de santé yi nee nañ la fu 50,000 habitants am rek waroon nañ fa mun a am benn centre de santé. Sénégal benn centre de santé la ñu am pour 160,000 habitants. foofu it mun naa ne da nga koy multiplier par 3. gis nga gab bi nu mu bëree. boo jëlee ci ñiy faj ñi war a faj nee nañ la pour su dee lu jëm ci médecin yi, médecin généraliste laa wax de, norme OMS dafa ne 10,000 habitants bu ne war nañu mun a am benn médecin généraliste. Sénégal on a un médecin généraliste pour 59,000 habitants. kon sore nañu norme yi. 6,000 femmes en âge de procréer bu ne, 6,000 femmes yoo xam ne toll nañ fu ñu war a mun a juree doom, nee nañ foo ci am 6,000 waroon nañu am benn sage-femme. Sénégal ñu ngi am benn sage-femme pour 10,499 jigéen yu toll foofu. li may joxe yi nag ay statistiques yoo xam ne statistique u ANSD la, bu kenn jàpp ni Ousmane Sonko moo koy créé. rapport baa ngi fi, rapport ANSD 2015 baa ngi fi, ay statistiques yu may génne la yoo xam ne yu officiel yu gouvernement sénégalais la. est-ce que jàpp leen woon ni yéen sénégalais yi fii moo waroon doon farata bu ñuy orienter dépenses yi, lu dul rek ñu topp ay dépenses, li tubaab di wax dépense de prestige, wala topp lu war a neex tubaab yi, wala topp loo xam ne fa la ñu mën a gën a lekkee. parce que yéen ñëpp xam ngeen ni marché yi day ànd ak surfacturation yu doy waar. marché bu waroon jar 100,000 lañ koy facturer, te saa su ne barki dem rapport ARMP génn na firndeelaat na ko. yéen ñëpp xam ngeen ni France lim ñu jaayee terre bi bu ko doon tabax France du jar loola, waaye fa la ñu gën a mën a lekkee. moo tax ñu ne budget bi budget naxaate la.
budget bi méngoowul ak priorité Sénégal fi ma commencé laay daanele benn méngoowul ak li nga xam ne mooy priorité Sénégal méngoowul ak li Macky digaale woon ak sénégalais yi waaye budget bi dafa firndeel ni ñun amuñu suñu indépendance ci suñuy choix dafa am ñoo xam ne dañoo nekk ci gannaaw duñu dicter suñu choix moo tax chaque fois ma ne sénégalais yi FMI fu mu féliciter Sénégal rek xam ne ni ñu ngi ci guuta xam ne ni jëmuñu ci yoon bu baax ndax réew yu développé wala yu émergé ci fanweeri at yi mujj yépp boo seetloo dañoo mujjoon a fippu bañ li FMI doon leen imposer muy Mahathir li mu def fee mu ko def muy Malaisie muy Lula da Silva li mu def Brésil muy keneen ak keneen ñi am yenn progrès yi ci at yi mujj yépp dañoo dem ba gis ni dictat yi nga xam ne moom la ne FMI di imposer dictat yi baaxul seen réew ba keroog ba ñu fetteerloo dañoo commencé teg seen réew ci yoon waaye budget bi li mu wane it ma daanele foofu mooy séddoo diggante ay acteurs politiques loolu suñu thème démb bi wax dellu si na ci bu baax a baax loolu nañ ko wéyal ëllëg incha allah ndax nañ dellu ci thème buy gën a wane suñu ñàkk moom suñu bopp ak nit ñuy nootee ak nit ñuy naxee ndax nañu aborder lii nga xam ne mooy bor bi te ñoom bëgguñu ko wax ci bor bi gi seetlu ngeen ni Macky Sall ko wax ci bor bi rek mu mer suba nag nañ ñëw wax leen bor bi la ci ne ak li tax ñu ne boru Sénégal gi jaaduwut ak nit ñuy tënkee ci bor bi gannaaw bu ñu xamee ni tey mën nañoo fayee ko ci suñu pétrole ak suñu gaz ñu ngi leen gërëm di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu